voilà très bien ñu ngi ak Madiop Sine mu nekk responsable politique ci biir Thiès ñëpp gis taxawaayam depuis régime yi fi jaar yëpp socialiste ba tey alors Madiop mu mel ni Thiès mbir mi coow li bëri na lool diggante Abdoulaye Mady Ndiaye ak Abdoulaye Dièye Abdoulaye Mady ñu fàttali ni candidat la ci élection présidentielle yi ñu jëm mu mel ni da nga koo jege lool ba tax ñuy yëkkati ay kàddu Abdoulaye Dièye aussi nekk président mouvement Siggi Jotna moom it mu mel ni am na teraanga yu ngeen sekk et puis am na fu mu la teg li ni mel Madiop ñu bëgg rek nga leeral ñu ko. voilà jërëjëf Omar maa ngi sant yàlla bu baax ndax lii dama ko sàkku ci yow ñëw pour ñu waxtaan ndax man defe naa Madiop Sine je suis libre autonome et indépendant musuma na nga wax ci média mais tey dinaa ci wax li tax ma ciy wax nag pour leeral askan wi la man musuma ne APR. c'est grâce à Abdoulaye Dièye que ma ñëw APR ne ci gannaawam di ko jàppale ba ma koy jàppale ba tey gisuma ci tànki gannaaw tànki kanam laa ci gis te foo ma ñëw ci li tax ma jàppale ko du dara bu dee teraanga yàlla defal nañ ko j'ai 58 ans lu ne yàlla jox na ma ko fii feebar naa fi wér ñàkk naa fi am naa fi lu ne fekk na ma Thiès kon tey bu ma yàlla mayee ma njaboot lool. tey ma gis xale boo xam ne mu ngi ci dëkk bii di def social di dimbali néew doole jullit yi di créer ay emploi te lu mu la wax def ko te ma am ci moom confiance moo tax ma dem dikk ñëw ci Abdoulaye Dièye ne ko kaay mu ñëw ma ne ko lii ngay def ci dëkk bi ku mel ni yow soxla nañ la ci Thiès parce que Thiès il faut mu changer de visage parce que Thiès mënul nekk rek ci vie rebelle il faut que yow nga jug pour mën a jàppale Thiès waaye pour ñëpp gis seen bopp man ñëw ma pour sama intérêt personnel ci Siggi ñëw ma sama intérêt personnel ci APR li ma indi mooy Thiès sama ñor Thiès sama saf ndax li may jëriñ maa koy jox sama bopp du Ablaye ma koy jox de ña ma yàlla defal teranga waruma mën a topp ci gannaaw kenn musuma topp ci gannaaw kenn même man maa choisir Ablaye topp ci gannaawam pour ànd ak moom ngir li ma gis ci moom muy fulla fayda jub sopp ay waajuram te dimbali askan wi te yàlla tax looloo tax ma dikk ci Ablaye Dièye waxtaan ak moom man ak ku ñu wax Omar Gueye sama xarit ba dugal ko ci politique kon am na loo xam ne tey jii vraiment du ma dem mukk dugal Ablaye Dièye ak fu ñu toll ak li Siggi def ci dëkk bi ak liñ ci daj may dem di ànd ak keneen ku du Ablaye Dièye kooku jombale naa ko sam bopp boobu mooy premier point. deuxième point mooy Abdoulaye Ndiaye Mady Sadika Ndiaye moo ko jur Sadika Ndiaye ak Tutu Ndiaye ki ma jur sama yaay ñoo bokk ndey ak baay ak Mady Ndiaye men Abdoulaye Ndiaye Mady maa doon Salbem il est né en 1966 bi mu ñëwee di politique fii ñëw na day politique wut si conseil ci man na ma ne ko daal politique baa nga doon terrain bi yaatu na ku ne mën na cee béy waram mais bu doon sama sago nga xaar peut-être dem na dellusiwaat na ñëw yëkkati suma mag Ali Ba Ndiaye daf ko directeur campagne am loolu yëpp sama yoon newu ci parce que man am naa fu ma féete ba noppi am na fu ma nekk ba noppi kon man bu ma duggee ci moom di ci am lu ma ci def ak lu ma ci def sincèrement loolu day indi tuuma loolu laa bëgg a teggi tey Abdoulaye Ndiaye Mady koor gi bi muy ñibbi di delluwaat France sama kër la nekk ba 6 heures du matin bi ma dellu see maa ko jëlee aéroport te lépp dama ci waxtaan ak Abdoulaye Dièye Abdoulaye Ndiaye Mady ñëw na proposition bu dul bu jinne def na ma ko ñaanam nga bul yow boo ma jàppalewul du ma dem fenn ma ne ko du ma la jàppale oto nga ma waxoon kaay ma may la oto jënd la oto bu la neex ma ne ko bugguma kaay ma defal loo neex ma ne ko bugguma parce que man ay principe lay doxe te kii nga xam ne mooy Abdoulaye Dièye gisuma dara lu war a mën a jaral ma di ko fi ba di seete leneen yow yaa ngi jóge Europe yàggul doog a ñëw vous avez 20 ans yoo xam ne yaa ngi ci biti da ngay ñëw pour li nga war a def mooy ñëw pour apprendre et non pour ñëw pour dem a demander naan damay jiite réew mi ak loolu on en a discuté na ko kaay ma yóbbu la ci Abdoulaye Dièye nga ànd ak moom soo nekk Abdoulaye Dièye avec les maires yi ak locales yi di ñëw nga jéem a fexe positionné wu jéem a fekk le régime parce que tey jii boo àndalee opposition tey ku fi gagné aussi da ngay def 10 ans sa pertement la tu es de 66 te tey boo ànd ak Macky Sall tey ànd ak Abdoulaye Dièye jàppale ko mais Macky Sall 5 ans bu jeexal te yow am nga jeune boo xam ne yàlla defal na la jàmm macha allah am nga xam-xam am nga lépp kaay nga ànd ak Abdoulaye Dièye mu yóbbu la ci Macky Sall lii laa wax ak moom il a pas voulu ñu ngi ci négociation yi nag néew ma bañ naa néew ma nangu naa ñëw na di doxi yëfam ñëw na di def yëfam ça c'est pas mon problème du tout mais man sama deret la. kon yow yaa ngi ci Siggi Jotna ba léegi. ba léegi du ma ci jugee dara mënu ma tey jugee ci àdduna ma dem ba gis lu ma xamul ma waat média bi ne leen carrément génn naa ci Siggi. mu mel ni yaa ngi wax gis nga ni politique sociale bi nga xam ne Abdoulaye Dièye indi na ko ci Thiès ci wàllu création d'emploi ak capacitation surtout des femmes. ak ay formation jëm ci ndaw ñi. également tudd nga ay trang yoo xam ne Abdoulaye def na ko seen diggante. yow mi nga xam ne da nga ko accompagner ci politique am.
waaw léegi xam nga li tax loolu xam Ablaye tax mu neex a àndal 2 choses xam nga politique dafa am loo xam ne lañ naan day politique du biir day xëy wasin politique gaa yi ko jëlee dil c'est noble te gis nga Thiès gi dañoo war a seetaat suñu bopp parce que man musuma génn Thiès gi laa mës a ne dama fay njaboot am fi njaboot gu takku am fi ay jarbaat am fi lu ne te Thiès nii mu doxee buñ ko seetaanee ñun ñëpp ñaanu ma ko yàlla dinañ dem tey jii faatu dem suñuy bàmmeel mu raaf lu ñu gis kenn ku ñëw di ñu ziyaare xam lu tax dañuy jéppi nañ naan paa yi fi nekkoon lu ñu mën a seetaane lii ba Thiès ba ñun ñu mel nii loolu la ñu bañ Thiès boo demee am tey si diplôme wala wuti liggéey wala rek ñun la non parce que c'est un vie rebelle la c'est des opposants il faut que ça cesse looloo tax ñun ñu seet Ablaye Dieye ba mu dikk ne wóor nañu xale bi mën nañu am confiance ci moom parce que li tax ñu am confiance ci moom dara taxawaayam ci biir Thiès Thiès bëri na leader bëri na ñu fi ne bëri na ñu fi taxaw mais ku mel ni moom man gisuguma ko ndax politique ba mu dikkee di politique ma ne ko Ablaye li ma jaaxal sa politique mooy doo fenn te loo wax def ko mënu ma gannaaw bu dee politique fenn ma koy may ma xam ne du ma politique ci àdduna bu dee politique diggante def moo ko moo tax du ma politique ci àdduna mais ku mel noonu boo ko amee te mu am yërmande ci Thiès waay na nga koy topp na nga koy jàppale man jàppale mu Ablaye sama bopp laa jàppale ak sama njaboot parce que am na loo xam ne bu ko tekkee ci dëkk bi tey ji samay njaboot gis seen bopp ma gis sama bopp mën a noppalu lii la tax ma jàpp ci Ablaye mais c'est pas autre chose. alors très bien mu mel ni tamit yaa ngi wax ni oto bi il faut rek ñu wane ko ba ñëpp gis ko. waaw xam lu tax man dama am benn kilifa mais politique yu wax Mohamed Ndiaye c'est un commerçant opérateur économique moom njëkk a may oto. bu Medina Fall il a tout fait pour moi kooku lu ma deful ci àdduna ba ma yëkkati sama doom bàyyile ko moom njëkk a may oto ba ma may oto politique lu mu ko deful ma ko dara baax a tax ak yëg ma ak respecté tax may ma oto ba ma may oto deuxième oto baa ngi nii ci 1 an Ablaye Dieye ba ma gisee muy dawal oto ba dafa ne góor gi mën na ko naa mu ne ma naa la may oto boo xam ne c'est climatisé et tout di nga mën a doxantoog moom yëkkati oto bi defal ma ko mais ki la teral tër la. te oto bi moo ko defal woon du tax ma bàyyi ko oto bi boo ko joxul woon sax du tax ma ba ko parce que li tax ma jàpp ko c'est mon intérêt personnel et ma famille et l'intérêt de Thiès jàpp ma ko pour un intérêt mu di ma jox oto di ma jox xaalis non bu dee xaalis xam naa fu ñu ko wutee je connais le régime man leader laa woon fi Thiès dañ ma daan topp musuma toppaate kon man fu nit di lijjantee xam naa fu ñu ko lijjantee bu dee koppar xam naa fu ñu ko lijjantee donc koppar ak intérêt yëkkatiw ma li ma yëkkati mooy la situation de Thiès parce que saa yu ma xëy suba am lu ma metti ci Thiès fi mu taxaw dafa war a juge vie rebelle dafa war a juge contre opposition dafa war a juge li war mooy ànd ak Macky Sall ànd ak Abdoulaye Dieye di interpellé nag Macky Sall ci Abdoulaye Dieye xale la boo xam ne depuis ñu commencé ba léegi damay rus sax di ko xool lépp lu Macky Abdoulaye Dieye génne au sueur de son front moo ko liggéey génne ko ci sëgi kon nag Macky am na maa ngi lay interpellé wool Abdoulaye Dieye te da ko ànd ak ay nawleem nag te naa cité mel ni foofu dañ fa laaj benn laaj parce que ñu bëri ñu ngi naan tekk-tekkaral bi bëri na ci biir Thiès te gisoon nañ fi laata législative yi ak législative yi ñu bëri dañu jógoon coow li bëri mais ñu gis ni Ablaye ba léegi rek ñenn ñi ñu ngi wax ni moom li tax mu nekk ci terrain bi rek c'est parce que koppar yi dafa am nu mu demee est-ce que loolu Madio mën nga ko leeral non dara nday goree rek ndax moo ne maa dugg ci Macky Sall ne dama koy jàppale moo ne maa dugg ci Macky Sall ne dama koy jàppale dama koy def lu mu laaj naa ko def parce que man maa jël sama engagement dugg na damay jàppale Macky Sall maa jël sama engagement dugg na damay jàppale Thiès kon man xaaruma dara ci Macky Sall kon man lépp lu ma war dama ko war a def parce que samay engagement personnel la depuis lors mu ngi koy def mais y en a d'autres qui sont là et puis il faut pas oublier que ne Thiès ay jàmba rek fi ne ah muy ay doomu Thiès ay Babacar Fall yi ay Mamadou Gningue ay Pascal ay Siré Dia mais Thiès dañoo dee c'est-à-dire ay Mamadou Gningue ay parce que ñun ñoo ko nopp mais dama yaakaar ne nobbuñu xam nga tax nobbuñu mooy la situation de Thiès daf ko war a régler. ko seetaan mais pourtant troisième institution bu Sénégal di Haut Conseil des collectivités territoriales ñëpp xam nañ ni Ousmane Tanor Dieng moo ko jiite kenn la ci yow. Ousmane c'est mon frère c'est mon grand frère c'est mon ami Ousmane liggéey nañ lu ne fii ba ma mbenee ak Idrissa Seck génn ci PDS ci moom maa fi dekkal parti socialiste yor ko sama kër lu ci ne def naa ko ci man du ma waxantu Ousmane dama daan gisante ak moom tout le temps ba léegi au téléphone su ma ko woowee mu jël ma meilleur que Ousmane Dieng auprès de Macky Sall amul ça n'existe pas. mais alors situation Thiès bi xanaa waxoo ko ci dara. non xam na mais Ousmane bokkul ak ñii Ousmane c'est un socialiste Ousmane dafa tey Ousmane li muy réglé doo ko wax c'est un homme discret mais je sais que ne le problème de Thiès Ousmane Tanor est en train de régler ça te nañ ko delloo confiance nag te ñëwam bii dañ ko ci sant xam nga ñu koy sant parce que Thiès mosuñu ànd ci lenn. yàlla def ñu indi ko fi tey mu boole ñëpp uuf kon Ousmane dañoo am ci moom yaakaar ndax mouvement citoyen yi dee nañu mais est-ce que xam nga naa koy wax benn secret
bu la yàlla dénk boo demee sëriñ mu ne la demal nga jël sarax seet la kooko sarax c'est un responsable APR boo koy sarax yàlla di ko nangu dee nañu wett nañu ils n'ont rien reçu amuñu benn appui. de Thiès il faut que le président gestu leen na. xanaa loolu day firnde ni Macky Sall dafa deful ci kartam Thiès. non c'est-à-dire aussi ñun Thiès waaye nag ñoo erreur les responsables parce que Macky aussi il faut nga jox ko confiance Macky il est politique ça les gens ne comprennent pas en 2007 nous étions là avec le président Macky Sall mais Wade pourquoi il a passé au premier tour c'est parce que Macky moo nekkoon directeur de campagne am kooku du cuune xam na politique mais woon dikk nañ fii Thiès mu ne leen carrément jubóo leen mais ba léegi jubóo boobu bu ñu ko am mais bu ñu àndul nan lay amee confiance ci Thiès c'est pas possible mais il faut que ñu jubóo di yëkkatandoo di tëralandoo Abdou Mbow mu ngi béy waaram il est excellent Augustin Tine lu mu mën mu ngi koy def mais Siré Dia moom kooku dee na Siré Dia waxaale wuñu ko lu ne mu ngi koy jéem ci Macky Sall mais nañ jéem a fexe jubóo autour d'une table comme ni ko Tanor defee am nañ ci yaakaar nag mais il faut Macky aussi gestu leen gestu responsable yi fi ne. très bien mu mel ni discours bi nga wax léegi par rapport ak situation politique bu Thiès day wuyu si discours président bu Abdoulaye Dièye mouvement Siggi Jotna ginnaaw appel à l'unité à la cohésion li ni mel est-ce que da ngeen koy jëmmal ci ay wax rek wala da ngeen koy jëmmal ci ay jëf. xam nga Omar il faut pas qu'on se leurre tuñu gëlëm la nga na mais waddul même à l'unanimité ñoom ñëpp avec Idriss Seck man du ma tàpp sama loxo ne si non lii mën naa ne asuma ba ñu féewaloo parce que lu ñu bu xam-xam-xam ne tuñu gëlëm lang na mais daanawul te Idriss Seck xalu ndéef la de boo lambee ci biir gis ko te Thiès li ñu xamul mooy leen naa la wax benn affaire ci Thiès gi nga kurul ñee ñoom moom moo ko géwél si nga non père quand bi ñu fi nekkee fii chemin de fer c'était des cadres boobu monsieur madame am suñu mbokk pa géwél yi ñoo fepp ay kër fàq lu leen neex dafa ay néegul yàq ak barak am 4 femmes nekk fa ki di jur di rek Thiès boo ko diggee wax ne dëkk ñeeño la donc gañe fi Idrissa Seck foo nga préparer ko d'abord ci ñaar yan ñaar yi mooy leen xam fi ngay teg sa tànk dooleel ñi fi yàlla teg parce que tey jii ñoom jëpp ku ci ne dem nañ ba ci biir xam ne Macky faalewu la nombu la là day déstabiliser leader parce que il faut que moom mu gestu Thiès di woo les Thiès waa di woo les leaders di wax ak ñoom ça c'est très important mais yow dañ lay liggéey rek nga ne pat liggéey la nga ne pat ñaareel ba mooy bu ñu àndul mënuñu ko te seule l'unité moo fi mën lii fi ne mu jële ko fi sans l'unité dañuy wax rek bu ñu delluwaatee en 2019 mu yëfi jaar fa mu jaaroon te même man pour am certitude que ne lii dinañ ci mën dara jubóo rek ko mën te Macky rek leen mën a appuyer leader yi sonn nañu ne un ministre boo xam ne say amul lu sa salaire un directeur de société ko am laa jéey loo am yaa ko ñaqal sa bopp nga bëgg weekend bu ne nga ñëw demande sociale bi fi ne di la xaar joxuñu la dara yoroo dara noo koy defee. très bien mu mel ni sondage parrainage yi nga xamante ne Macky Sall lancé na ko mu mel ni ñu bëri ñenn dañu jàpp ni sondage la parce que bëri na ñuy fëgg seen dënn ne ñoom ay responsable lañ. parrainage moom subu kànja la rek parrainage Sénégal gépp subu kànja la parrainage moom bu ci mesuré bopp moom def musiba ndax li ñu koy jox mënu koo régler benn 65000 cas il te faut 36 jours pour moom bu ñu demee conseil constitutionnel mën a xam candidat bi ndax baax na wala baaxul il faut 31 jours parrainage yu jeex décembre donc mën a xamee fekk février xam wax ju du ay parrainage xam wax ji lan la da wuti parrainage wuti ko la signal du loolu du ay double signature ak supp kànja waxuñu loolu xam lu ñu wax na dimbali say les leaders thiessois na dimbali say leaders là ñu ñëw taxaw Thiès pour mën a au moins le combat ñu faire face à la population thiessoise pour mën a relever le défi c'est ça qu'on lui demande tekkaaral gi metti na tekkaaral gi ñaaw na Thiès lu xew booleetuñ ko ci pourquoi si y avait pas Ousmane Tanor Dieng fu ñu jëm heureusement mu xalaat ne Ousmane Tanor Dieng peut relever le défi mu ñëw nag avec diplomatie pour mën a dajale la ñëpp mais Ousmane Tanor Dieng même moo koy dimbali pour mën a dimbali Thiès waay. très bien ban message ngay lancé Madiop Sine. li may lancé daal mooy wax ji nañ ko bàyyi man Madiop kenn juruma kenn moom ma man yàlla yaakaar fu ma neex fa lay bokk fu ma neexul bokk ma fa Abdoulaye Ndiaye Mandi li may liggéey ak moom ak di ko liggéey ak Abdoulaye Dièye bu amee loo xam ne moom mu déggal na ma en tant que grand frère dina ñëw ci gannaaw Abdoulaye Dièye ñu àndoo dem ca Macky Sall li ñuy def ko mais toog fii laaj présidence ak yooyu ci fa nga bokk ak bokk ma fa man fi ma bokk mooy ci gannaaw Abdoulaye Dièye laa xaj ci gannaaw Abdoulaye Dièye laa ne. voilà ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf.